plateau bi mu nekk nag naqar ak tiis goo xamante ne encore une fois je rappelle que naqar ak tiis la gu ñëpp bokk ñu koy yëg ma koy yëg kii May Birahim di ko yëg Hadj Mansour di ko yëg Mamadou Fofana ainsi que Mame Mbaye Ndiaye ma bàyyi leen ngeen sànni si seen kàddu rek xanaa. waaw El Hadj ki bon ñu ngi lay nuyu Yacine ñu ngi nuyu Birahim di nuyu Fofana Mame Mbaye ak ñi seetaan seen TV ak ñi déglu Zik FM comme ni ko jullit di defee bu amee lu ko bett muy musiba di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un suñu mbokk la woon suñu xarit la woon wax dëgg yàlla am ak moom relation bu dëgër tooñante ndeysaan daba xaw ma woon ni du ma jox sama parfum ba parce que bi mu ñu gisee moom laa ko jëkk a gàttandoo naan ko triant bi nga doon nag ma jox sama parfum moom doo nga laal laaj sërite après dàq ko mu daw dugg ci chimère ndeysaan chimère dàqaat ko moo tax mënuma dellu soit ci nii nan la demee vraiment bett nañu moom demam bett na ko mais tàgguwuñu quand même tàgguwuñu comme ni ko wolof di waxee xëy na dee du tàggoo te kii dem itam du mën a tàggoo ndax yàlla bind na dogalam mais wala fa am habitude di wax naan diw bett nga ma diw tàgguwoo ma mais daba tàgguwuñu yal na eggalee ndawam fa mu jëm ndax ndaw la woon nag dafa amoon feeling nii rek ak ni muy solo mais ndaw la woon wax dëgg yàlla yal na ko yàlla xale aljanna yal na yàlla yefal suuf ci kawam mu ngi ñuy yëg mu ngi ñuy gis waaye biir na ko ni xol yu fees la ñu xëyee xol yu fees la ñu fanaanoo daba dinañu manqué lool dinañu manqué mu la Mame Mbaye Ndiaye waaw may nuyu ñëpp nag di jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy topp bu 6h30 jotee seen émission la matinale jaajëfal leen tey nag tiisu ñun ñoo ko bokk tiisu des médias la mais tiisu àdduna bi tiisu Sénégal la ndax bi ngeen démarré ba léegi maa ngi jot ay message ñoo xam ne ñu ngi ko koy jàll ku si mel ni ministre des forces armées mu ngi koy Sidiki Kaba yónnee na message di yónnee ab njaalam bari na loolu message yi nga xam ne maa ngi ko jot madame Bathily Fatima Gueye ñoom ñëpp franchement parler ñuy massaw groupe des médias dinañ ñu massaw parce que des médias nekkul affaire télé wala rajo affaire famille la man nag sama mbokkum tëngéej la ñoo bokk tëngéej maak moom te noonu lañ daan tooñantee fu ma ko fekkee yaakaar naa ne bi may mujjee def bref mi ngi toog ci Cheikh Sarr banankaan sama mbokkum tëngéej mu ne ma tey dinaa la tudd ci télé bi xam nga comme ni mu koy faral di waxee rek tey moom dinaa la tudd effectivement noonu la koy defee damay toog ay nit ñi ma envoyé message ne ma dafa boobu mi ngi lay tudd ci télé bi parce que ñoo bokk suñu tëngéej ñun tëngéej dañoo xaw a fiir dañoo solidaire fiir ñun yëpp tëngéej dañuy sot alors gis nga kii wam yaa ngi nii ndeysaan plateau bi finalement moom la doon defee kii wam yaa ngi nii matériel am yi xam nga ni xaritu Mamadou Fofana moo tax ñu naan wóoy ci kër gi bu dégg wóoy rek moom moo tax reetaani ndeysaan lekkitam bu ma paree affaire 14h après moom moo daan ñëw def ki nga xam ne mooy émission am lii mooy àdduna chaise bi la toog noonu la daan toog te mi ngi nii daal lii mooy àdduna matériel am yaa ngi nii moom la daan defee li nga xam ne moom mooy émission Daba Show kon nag mën nañu wax ne Daba Show def na showam gu mujj def na showam gu mujj tegal ma noonu fële na leen après ñu ñëw ci yenn kaay yi voilà ñu koy ñaanal nag fi cet bañ koo jiitu si bàmmeelam la mu def joon umra yàggul dara ñu gis ko mu nekk ay ngëneel ci moom la nga xam ne lépp lu baax lu mu def ci kaw suuf yàlla fay ko cet bañ koo jiitu si bàmmeelam et puis ñu koy ñaanal yàlla ak njabootam xolu muñ borom këram xolu muñ ndax loolu moom moo si des waaw voilà te yaakaar naa ne tey ji la ñu koy denc te sama juumul Touba la xam naa nañ ci gën a gëstu ajaratu Daba Boye mu ngoog bu Sénégal bu des médias voilà ñu siy profité également di remercier ñu jaale également Pape Cheikh Sylla mi nga xamante ni moom itam yaayam dafa génn àdduna waaw démb moom itam waaw boobu yëguma ko ñu ngi koy jaale bu baax a baax di ko masaw moom itam ma nga ca Angleterre fi foofu ca ambassade Sénégal bu Angleterre fa lay voilà mais comme ni ñuy wax rek àdduna moo ni tëddee demal maa ngi ñëw la voilà alors li ñu doon wax sànq sax yéene kaay groupe des médias si la ñëw Daba Boye tàggoo na tàggoo gu bette kenn xalaatu ko woon kenn yaakaaru ko woon ndax ñi ma doon liggéeyal ku si nekk yaakaar naa ne bu ñu koy mujjee gis dara jotu ko woon donc noonee la tàggoo démb bi xibaar ba te ku si nekk xamul jaaxle ndax kenn mënu la wax ne Daba Boye lii moo ko yóbbu kon nag nee nañ Daba Boye
artiste bi ndax façon nga mu daan defee li nga xam ne moom mooy ab seetam ci Sénégal moom képp la moom rek moo ko mën a defee noonu feeling bi punch bi xam nga joie de vivre bi mu daan andi xam nga façon bi mu daan doxalee bu mu jógee ay tubaab sax la doon andi la doon làkk di rouler air yi comme Yacine Seck nu muy def voilà noonu la doon defee moo tax ñu ne artiste bi dem na des médias en deuil ñu koy ñaanal yàlla nag fa mu jëm gënal ko fi mu jógee yéen a kay groupe des médias ñëw ci maam Thierno Birahim Mbacké waxtaan wu yaatu bi nga xam ne jot na ko séq ak Birahim Diadji Touré toute la vérité yéen a kay bi ñëwaat na ci maam Thierno Birahim ñëw na ci Ousmane Sonko ak président Macky Sall dénk na leen ay kaddu nee na nag kaddu yi benn bi Ousmane Sonko ak président Macky Sall ñoom ñoo ko moom dañu war a dalal xelu askan wi dañu war a dalal askan wi ci seen doxalin ci seen comportement ci seen waxin askan wi dañ ci war a am ak dal mu ngi ñaanal nag nee na Bougane Gueye Dany mënees nañu wax ne doomu ñey la te doomu ñey boo koy ñaanal bu ko ñaanal rëy ñaanal ko gudd fan te xam ne bu guddee fan rek dana rëy moom nag nee na ci am réew bu nga xam ne bëgg nañ ab jàmm am fi yoon am fi faw ñu respecté suñuy institution maam Thierno Birahim ba tey ci yéenekaay groupe des médias La Tribune nee na saaga yi nga xam ne dañu koy yëkkati di ko teg ci ab njiitum réew bee boo ñu xam ne loolu ku am daraja ku am personnalité war nga ko mën a moytu jëm nag ci situation politique bi ak yenn ci ay détails fitna gi nga xam ne moo yeewu ci arène politique mu ne jot na nag ñu jël loolu tekk de côté ndax Sénégal fi mu nekk nii am na leneen lu ko gën a yitteel lu dul fitna gi nga xam ne moom la ñu bëgg andi ci arène politique bi fitna gi nga xam ne ñu ngi koy yee fii ci réewum Sénégal maam Thierno Birahim moo yëkkati yooyu rek kaddu ci yéen kaay groupe des médias Pape Modou Fall ak ay ñoñam nee nañu nag ñu ngay daan xaafu Ousmane Sonko ñu ngi koy xamal ne kon fii ci réewum Sénégal de mënuñoo gis dara lu nga xam ne mooy tere ñu tëgg élection législative yi maître Moussa Diop moom yeewi na boppam def na janoo taskatu xibaar yi yeewi na boppam ci biir yeewi askan wi nee na moom bëtam sax fu mu nekk tegutu ko ci ay législative 2024 la dëgmal te nag nee na doxalinu Khalifa Sall moom mënu koo muñ koo xam ne nii defante koo xam ne fulla fayda daraja dara lu nga xam ne nii am na ko lu ko mën a kon yëkkati moom nee na Khalifa Sall ci boppam daf ko xeeb ci doxalinam moom maître Moussa Diop kàddu yooyu la yëkkati ñu jàll ci li nga xam ne rek mooy Walf Quotidien Abdou Khadre Sanogo nee na lii di raam ci ñag bi la jëm te lii di raam bi bu ñu ko seetaanee ba mu màgg taxaw fi bee boo ñu xam ne réew mi dana tàkk de moom Abdou Khadre Sanogo sociologue bi moom mooy ni xamle li nga xam ne El Hadj moom lay bañ réew mi dana tàkk nee na nañ bàyyi fàddu googu réew mi dara du ko taal voilà moom yéenekaay bi ñëw na ci Walf Quotidien jëm ci kàddu yi nga xam ne Abdou Khadre Sanogo yëkkati na ko ñu ñëw ci Yewwi Wallu xam ngeen ne kon nag ab communiqué dafa génn jëm ci bawoo ci gouverneur bu Dakar Alassane Sall nee na nag fii ba 9 juillet kenn du fi nangooti ay manifestation propagande fii ba 9 juillet ce qui veut dire que waaye Yewwi Askan Wi nga xam ne dañoo war a woote le 17 juin bii donc boo moytu seen manifestation dañu koy aaye waaye nag Yewwi ak Wallu nee nañu seen yoon nekkul ci ay communiqué ay bataaxal loolu waxi bojo la ñoom ci boppam gisuñu lu leen di teree amal li nga xam ne mooy seen manifestation le 17 nee nañ lu ñu koy tontoo moom gouverneur bi le 17 rendez-vous bi le 17 la dinañ xam ndax nañ amal seen manifestation bi am déet yéenekaay bi foofu la génne ñu jàll ci ki nga xam ne rek moo di gouverneur bi ci l'info gouverneur bu Dakar génn na mu mel ni kon takku na taxaw jàkkaarloo Ousmane Sonko wàllu ak waa opposition bi jëm ci li nga xam ne moom la ñu bëgg amal mu di seen manifestation bi génn na ci pataalam gi génn bataaxal nee na nag wax fa dëgg neex yàlla bu ñu yaakaaree ne manifestation propagande dina fa am fii ba 9 juillet duñu ko nangu critique nee na loolu rek doy na nag ñu ne feex législative bi 50 jours moo ci des juróom fukki fan kon nag kuy battre campagne da nga battre campagne waaye nag moom yéenekaay bi nee na soit scrutin bi dañ koy bañ a amal rek dañ koy bañ a amal wala ñu amal ko réew mi tàkk li El Hadj di bañ ba tey. point d'exclamation la ci def. ndax rapport de force la yéen a kaay critique mooy wax rapport de force la diggante pouvoir bi ak Yewwi Askan Wi. Yewwi Askan bi moom libéré na maître Moussa Diop te bu ñu fàtte ne Mansour Sy Djamil sa France Paris sekk na fa waxtaan benn huis clos ak nag président Macky Sall. ñoom ñaar waxtaan nañu seen biir. def nañu seen huis clos dénk nañu ay kaddu. tënk nañu si ay kàddu mbaadu dafay yeewu boppam wala déet lu mu ci manti doon de waxtaan wa am na enquête nee na fatwa bi rot na te gouverneur bu Dakar moo ko wàcc ci ab communiqué nee na événement manifestation boo xam ne propagande la feex le 9 juillet
xel xalaatul mu daal di fiy am kon nag bee boo képp kuy waajal na nga ko bàyyi na nga ko teg ci suuf te xam ne du fi jàlle voilà ñu jëm ci li nga xam ne mooy Cheikh Mountakha xalif bi al Mountakha xalif général kullu murid dafa yëkkati ay kàddu jëmal ci la nga xam ne moo am sa Inde nee na nag neexul ba neex jullit ya nga xam ne ñoo nekk sa Inde fitna ga ñu fa nekkee ba noppi it gën gi mbindeef ñu jël ko leen neex teg ko ci seen kaw ci kawam loolu du ñu ko bàyyi mu jàll en tout cas fii ci réewum Sénégal dinañ ko naqarlu ba fii naqarlu yem te moom li ko gën a naqari moo di wax na ci mais gis na président Macky Sall waxu ci kii di ministre des affaires étrangères waxu ci te loolu nag duñ ko bàyyi faw ñu yëkk seen kàddu naqarlu ko ba noppi it ambassadeur bu indi fii ci réewum Sénégal mu jéggalu yéenekaay bi ñëw na ci Alassane Sall mi nga xam ne mi ngi exiger ñu respecter code électoral bi coalition Yewwi Askan Wi maître Moussa Diop wan na leen gannaaw te nee na dem na te dootul dellu si bés nee na tey la bés bi bésub verdict bi nga xam ne mooy procès bi ñu ubbi woon jëm ci faatu bakkan gu sakkan gaa amoon ci àll Boffa Bayotte muy procès Boffa Bayotte bi mu mel ni it njabootu ña nga xam ne ñoom la ñu faatoon nee nañu na yoon def liggéeyam te yàkkamti nañu ko en tout cas lu mu ci manti doon yàkkamti nañu ko am déet tey jii dinañu xam lan la wànnante di mu jeexi gëtëm yéenekaay bi ñëwaat na ci l'observateur l'observateur ñëw na ci procès bi ban yéenekaay moo si ñëwaat waaw voilà Sud Quotidien lundi de vérité la ko tuddee Ziguinchor verdict de la tuerie de Boffa Bayotte muy faatu bakkan gu sakkan nga amoon ci àllub Boffa Bayotte le janvier 2018 le verdict bi tey la ñu koy xaar jëm ci mbirum René Capain Bassène ak i ñoñam tey jii si suba loolu yëpp dara du leen ci ump nañ ci ànd ak yéen ci yéenekaay groupe des médias ñu ànd ci li nga xam ne moo di réew mi quotidien le risque s'installe noonu la ko tuddee ci jamono ji nga xam ne gouverneur bi génn na ab communiqué bataaxalam ba noppi di tere yenn manifestation yi nee nañu nag loolee dafay installer li nga xam ne wala sax dafay risque d'instabilité bi dafay gën a yokku fii ci réewum Sénégal ndax lii di xeeñ ak defante lay nuru te wax fa dëgg neex yàlla bés buñ ci yeggee réew mi dinañ tal leneen lu dul ku nekk dina jéem a rawatle boppam waxtaan wu yaatu la séq moom l'Observateur ak nag Cheikh Mahi Niass xalif général kullu Niassène ndax nag ndam la nga xam ne am nag ci ab médiation gi mu def sa Soudan ak nag dikkaat na ci waxtaan wi dayok ki nga xam ne moo di Mame Baye Niass fi mu toll ci àdduna wërngal képp fi nga xam ne foofu la toll ci xolu askan wi dikkaat na tam ci tolluwaay politique bi fii ci réewum Sénégal moom Cheikh Mahi Niass dikkaat na ci Benno Bokk Yaakaar ak ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall seen activité yi ñu bëggoon amal le 15 juin dañu koy bàyyi ñoom d'accord nañu kon seen activité dañu koy bàyyi ndax communiqué ba nga xam ne gouverneur génn na ko waaye ndax waa Yewwi dinañ bàyyi am déet en tout cas li ñu tontu de xeeñul ne kon dinañ bàyyi am déet lu mu ci manti doon de l'exclusif nee na leen Lat Diop moom en exclusivité nee na pare na ngir jënd xeex bi digganteem ak Ousmane Sonko te sax nee na moom lu ëpp tuuru la woote Lat Diop nee na lu ëpp tuuru la woote donc mbajum kanam borom a koy fajal boppam dëkkab dóore fayoo koy tas te nee na moom Ousmane Sonko xi taalibeem neexul ba neex mais dañoo wayu du samay kàddu nag Lat Diop mooy wax ci exclusif nee na moom ak ay taalibeem dañoo wayu dañoo desub yëngal waaw Lat Diop loolu la tontu Ousmane Sonko ci l'exclusif te nag nee na mérité wul mu leen di ñu koy tontu mérité wul mu leen di tontu mais nag dina leen tontu quelque soit alpha dina leen tontu ndax nag menaces yi ñuy def nii bu ñu yaakaar ne dañoo ragal mais ragaluñu dañ koy xamal rek ne menaces yi du jàll te nag ki la dëkk di dóor non ki la dëkk di màcc nga ne. Ousmane Sonko nee na le 18 ma nga Guédiawaye. le 18 mi ngi Guédiawaye ñoom le 18 seen manifestation bi fan la. ah ñoom le 17 la neen. ah le 17 vendredi. le 17 moom mooy vendredi donc le 18 mi ngi Guédiawaye. waaw ok kon moom mi ngi Guédiawaye. même day seet si Khadija Mahécor ak Ahmed Aïdara. Ahmed Aïdara lay seet si ak Khadija Mahécor. waaw Lat Diop nee na moom wax fa dëgg neex ki lay mat te doo fay da ngay dina ci baax nga jékki-jékki signe mu xam ne am ngay bañ yaa ka faalewul rek. te nee na nag Ousmane Sonko moom dana defanteex moom comme le 18 nag Ousmane Sonko mi ngi Guédiawaye Lat Diop lu waaye di yow da koy niru saytaane ma nag
foofu dëgg balaa ñu naan damaa seetaane. yaa ngi ruumal de. du dee nga da ngay defante Ousmane Sonko mi ngi noog yaa ngi noog. yaa ngi xuus rek. maa ngi xuus si loolu. maam yaa ngi xuus. ma jeexalee Serigne Assane Mbacké man bëgguma si sax teg xel comme gi ndax wax fa dëgg li nga xam ne loxo dand gémmiñ après xam naa tës dina si ñëwaat El Hadj ndax moom mi nee na da daan def ay conférence jàngkat la moom Serigne Assane Mbacké mi xel comme moom ak ay jàngkatam ak ay complice am seen réseau la ñu yoroon réseau bu nga xam ne ni ay xale yu góor yi ndaw ñoo ci nekkoon 16 ans 17 ans dañ leen daan yàkkataan ndekete mbirum pédophilie ku leen doon yàkkataan moom. moom ak ña nekk ci réseau groupe de copains. voilà alors ay 16 ans 17 ans lañ doon jéem a yàkkataan alors moom ci boppam bi ñu ko laajee ay góor lañu pédophilie moom bi ñu ko laajee nee na dëgg la am na benn ñaar dañ koo liggéey moom nee dañ koo liggéey li muy def nii tayu ko dañ koo liggéey te ki ko liggéey mooy waa ji seen moo ko liggéey parce que jéem na faju fu ne TSN waa TSN faju na fu ne nag dem na faju ba Gambie mais mënul wér daal saa bu gisee xale bu góor rek xelam fekk foofu day déconné quoi yàkkataan googu day nekk ci xelam mais tayu ko moom mi nee na faju na fu nekk ba Gambie fu nekk dem na fa mi ngi jéggalu nag mi ngi jéggalu kii di Jimbori moom moo ko xam naa Dimbori moom moo ko daan jàngal defe naa bi ñu daan confrère kii buy def waxtaan ci lay jàng moom duggulee sax ñu jàpp ko ci lu ni mel ndax jot na def 5 ans te Dimbori surnom la waa surnom la moom jot na def 5 ans Xaadim Samb la tudd waaw moom def na def 5 ans. donc tur bi laa ba ñëwoon tudd ndax. moom laa ba ñëwoon tudd ndax tur bi dafa sell. dañ ko woowee surnom bi rek. waa Dimbori rek. voilà moom jot na def 5 ans génnaat na defati na xam naa moom dana tëddaat. voilà kon nag Yacine. yaakaar naa ne foofu ñu koy ndarkeppe en attendant Odia dikk na ci président Macky Sall ak Kaliphone ma nga xam ne kuy wër kuy saagakat moom moo la dàq saaga moom mi ngi gundaandaat ca Paris jamono joojee ka dolli woon baara dolli ma dolli woon. doon sàppali ca wax ja mobilisation ba mi ngi ca kaso ba moom dafa dolli rek waaye saagakat bi moom wax fa dëgg neex yàlla sa Paris ñu ngi nekk di ànd moom di gundaandaat kasif ma ngay noos ki sàppali mooy waaw ka sàppali waa kasif mu ngay noos ka sàppali nga sa kaso ba jaajëf Yacine baax na merci beaucoup Mame Mbaye Ndiaye Mamadou Fofana ba suba ci commentaire yi dégg nga incha allah aywa nañ jaar ci xibaar yi léegi nii Zik FM Sen TV juróom-ñetti waxtu asalaamaaleykum tey mooy bisu dëgg ca la xewoon ca Bafa Bayot ci diwaanu Casamance ndax tey le tribunal bi di rendre verdigam di wax nan lay jëlee dogalu àtte ca ñooñe ñu tuumaal ñu wax ci wàllu santé itam ñu bokk ci F2S ba tey ñu ngi ci seen xeex bi ñu nekk bu ñu sukkandikoo ci conférence des leaders la ñu jàpp mooy faaw ñu continuer combat bi ba keroog nguur gi di taxaw ci satisfaire seen ay kàddu yu jàmbat ndax dañoo écarté lu toll ci 15000 agents yu bokk ci ñoom ci wàllu rémunération bi nga xam ne ak ay indemnité yu ñu jagleel la ñu nekk ci wàllu santé liggéeykat yi nekkoon ci ñeenti agence yi ñu nasaxal di AGEP ANEJ ANAMA ak FNPJ di dénoncer ñàkk wax dëggu gouvernement bind woon leen dinañ leen dugal ci fonction publique te defuñu ci tout ça yi li tax ñu yëglooti sport dinañ ci ànd ak Baye Manta Mboup yéen